asalaamaaleykum donc ñi ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci seen teewaay bi ngeen teew fii tey di kontaan bu baax pour tasewaat ak yéen fii mën a waxtaan ci sunu comité de suivi bi nga xamante ni tey at weer wu nekk dañ koy tenir fii di gërëm bu baax aussi monsieur le maire ci accueil ni mu ñu accueillir fii ci biir saalu délibération bu commune bi nga xam ne chaque fois bu ñu bëggee def suñu réunion fii lañ koy teniree te duñ ci am benn problème macha allah di ko gërëm bu baax aussi ci teewaayam teewoon na fi sànq rek waaye léegi dafa am benn délégation boo xam moo fi ñëw bu Ageroute mu ànd ak ñoom man mi sax dama waroon ànd ci délégation bi en tant que président du comité de suivi mais yàlla def ni aussi ak réunion bi mënuma woon dem bàyyi ko fi moom moo dem mu boole mu ànd ak Gora Diagne mi nga xamante ni moom bokkoon na ci membre yi nga xamante ni SED formé woon na leen léegi ñu dem pour mën a xool naka la ñu defee ay piste de production pour mën a fexe ba nga xamante ni Ila Touba bi impact bi au moins dina feeñ tuuti ci population yi parce que bi ñu fi tegee Ila Touba bi population yi dañu xaw a am tuuti jafe-jafe mooy ndax dañu couper commune bi en deux te population bi pour ñu jàll dafa doon metti trop parce que pour ñu jàll des fois lañ leen defal pont yooyu ñu leen defal dafay bari ndox ba nga xamante ni pour ñu jàll sax problème la te pont yi sori na fi nga xamante ni fa la ñu war a jaar bu ñu yoree seen charrette ba la ñooy ñëw foofu dañuy sonn lool léegi nag waa Ageroute war a ñëw pour réparer loolu loolu it li ko waral mooy dañ ciy gërëm bu baax monsieur le maire parce que bi loolu amee population yi sonn jóg nañu taxaw population bi jóg mairie bi ci boppam jóg mais maire ci boppam associé ci comité de suivi bi ñu ànd ak ñoom dem ci terrain bi wax ak chinois yi mais taxaw fa sax xaw a barrer un peu télé bi pour que population yi ñu xam ne vraiment li ñuy dund metti na ci loolu ci la Ageroute wax ak ñun mais ci la ñu waxtaan aussi ak chinois yi ba ñu wax ni léegi dinañu mën a defaral piste foofu ba nga xamante ni population yi dootuñu am yenn jafe-jafe yi di wax ni aussi keroog bi ñu defee réunion conseil départemental maa ngi koy wax Oumy ni peut-être que ni xëy na suñuy rapport loolu duggagu ci mais bari na loo xamante ni defaat nañ ko surtout pour li jëm ci wàllu bonne gouvernance parce que foofu aussi yàlla daf ñu dimbali ñu am fi benn partenaire boo xamante ni defal nañu formation pendant 3 jours sur le budget participatif loolu ba mu ca paree ñu formé benn GTS groupe technique de suivi bi nga xamante ni bras droit bu mairie bi la mairie bi aussi ba tey associé ci comité de suivi ñu ànd ak ñoom dem ci commune bi yépp sillonné ko dem ci village yi waxtaan ak ñoom laaj leen seen doléance laaj leen seeni jafe-jafe lépp ñu wax ko ñu prioriser ko mais former fa ay délégués yoo xamante ni suñu paree délégués yooyu dañ leen di woo ñu ñëw tasi fii Thiénaba ñu wax doléance yooyu génne ko cette priorité yi ñu dugal ko waaye ñoom it ñu xool ba xam la ñu waxoon foofu lépp ñëw na wala ñëwul donc loolu it doon loo xamante ni lu am solo la mais foofu aussi liñ ciy gën a bëggee mooy maire lim ñu impliqué ci processus boobu ak engagement bi nga xamante ni moom def na ci parce que moom personnellement il s'est engagé ni moom li mu bëggoon mooy budget participatif boobu nañ ko wéyalee ba nga xamante ni population bi dina ko sentir mais mu doon loo xamante ni bu ñëwee moom aussi da koy daal di adopté donc loolu aussi defe naa lu rëy la parce que rien ne sert à ce que nga sillonné rek dem wax budget participatif te ki nga xamante ni moo ko war a appliquer àndu ci mais moom ci boppam moo ci njëkk a ànd ni d'accord naa ak yéen def leen bu ngeen ñëwee ma adopté ko donc là aussi dañ ciy remercier bu baax monsieur le maire di wax ni aussi processus bi day continuer war nañ def forum des délégués invité leen fii def orientation budgétaire mën a def sunu budget participatif en tenant compte bien sûr des priorités waaw di wax ni aussi li nga xamante ni moo jëm ci wàllu santé waxoon nañ ko la fois passée que ni dañu waxoon ni poste de santé bu jaayaan dañ koy délocaliser parce que fi mu nekk xat na poste ba aussi na mu mel dafa xaw a délabré wu mais ñu ne dañuy wut espace bu gën a yaatu def ko fa foofu it defoon nañu demoon nañ ci maire ba waxtaan ceeg moom ba maire defal ñu benn acte de délibération conseil voté ko ñu délibéré benn site boo xamante ne jox nañ ko comité de santé bu jaayaan pour que incha allah bu ñu amee partenaire ñu mën ko def foofu ci loolu aussi
dans le cadre du RSE waxtaanoon nañu ak AGEROUTE bi ñu fi ñëwee parce que waxtaan wi bi mu ñëwee aussi c'était global lépp lu ñu am ci doléance dañ ko wax ak ñoom waxoon nañoo ak ñoom pour que ni poste de santé bu Diayane suñu ko mënoon a tabaxal dina doon loo xamante ni mooy doon li ñu gënal là aussi jël nañu note nee nañ suñu demee aussi dinañ ko wax seen kilifa ñu seet dans le cadre du RSE avec les Chinois lan lañ ci mën a def su ko defee loolu bu fekkente ni war na mën a nekk incha allah dinañ ko def parce que loolu aussi dañ leen wax ni suñu population aussi du ñu joxe seen suuf sacrifié yu ñu jël comment dire commune bi coupé ko en deux ñu am ay difficultés war nañu am ay retombées yoo xamante ni aussi war na delluwaat ci population bi ñoom aussi vraiment rafetlu nañ ko ñoom seen bopp jël nañu note dem nañu aussi yóbbu ko seen kilifa yi nee nañu aussi bu ñu demee dinañ ko jéem a défendre ci kaw loolu aussi pour accompagnement des OCB là aussi nee nañu am na benn partenaire boo xamante ni ñëw na fi tout récemment boo xamante ni dafa war a gunge FASJOM ci liggéey bi ñuy def mais moom dafa leen gunge ci wàllu transformation des fruits et légumes ñooñu aussi bi ñu ñëwee le maire convoqué na leen fii ci mairie bi ñu ñëwee aussi invité nañ ñun comme groupe comité de suivi ñu ñëw fekkee ci réunion boobu bi ñu ñëwee partenaires yi bi ñu toogee aussi laaj nañ leen naka la ñu mën a bëgg a doxee ak waa FASJOM lan moo ciy doon intérêt FASJOM intérêt population bi mais loolu ñuy def est-ce que du am loo xamante ne ay ngànca la jëm ci population mais loolu lépp waxtaan nañ ci mais seetlu nañ ni projet boobu macha allah amul lenn loo xamante ni ngaañ lay doon mais su dul loolu lépp rek njëriñ lay doon ndax dinañ ci former ay femmes yu bëri yoo xam ne dañ leen defal formation ci transformation en fruits et légumes te defe naa ni ku ñu xas ba former xam-xam boobu mënatuñ ko dindi ci yow mais dañuy installer leen ay unités yoo xamante ni ci la ñuy defee transformation boobu donc loolu lépp waxtaanteñ ci ak ñoom sous la direction du maire ba ñoom nee nañu loolu dinañ ko def encore avec les femmes donc beneen bi ci topp aussi pour formation et emploi des jeunes là aussi formation et emploi des jeunes foofu aussi wax nañ ni gestionnaire bu ANAMO bi parce que dañuy wax ni la maison de l'outil dafa doon loo xamante ni doon kuréel goo xamante ni dafa implanté wu fii ci Thiénaba bu fekkee ñun ñëpp ñoo ko bokk sax ak yeneen région yi dafa fekk ni ci ñun la nekk donc ñun war nañ ci mën a profiter le maximum possible ci cadre boobu moo tax comité bi nii dañuy rencontrer gestionnaire maison bi pour waxtaan ak moom ci corps de métier yi fa am yeneen yi nga xamante ni war nañ ko mën a intégrer foofu ba nga xamante ne xale yi nga xam ne ñoo nekk fii dinañ ci mën a profiter le maximum possible ndax du ñëpp ñooy continuer ci bangu école yi du ñëpp ñooy jàng école am na ñeneen ñoo xamante ni ci métier la ñu war a dem loolu aussi bëgg nañ ko waxtaan ak moom ba nga xamante ni dinañ yokk offre bi nga xamante ni moom la ñuy offrir foofu ci métier yi ba nga xamante ne xale yi ku jóg di nga mën a intégrer wu foofu pour mën a am sa métier mën a dem liggéeyi jëriñ say njaboot ak say waajur donc en gros defe naa ni loolu moo doon sababu waxtaan wi loolu lañ doon waxtaanee ci suba ba léegi wax dëgg yàlla mais ñun ñii fi toog ñëpp wax dëgg yàlla le maire en premier gërëm nañu le SED ci série formation yi nga xamante ni defal nañu ko parce que tey ku jël kàddu fii sànq ba tey ku jël kàddu loolu ngay wax parce que ñoom ñii ñëpp wax nañ ko nee na xamuñu woon bu njëkk fan la ñuy teg suñu tànk daanañu bëgg a dem mais duñu xam nan la ñuy demee mais SED bi mu ñëwee formé ñu defal ñu ay formation ñun tey jii mën nañu jóg dem ci maire sax toog ak moom wax ak moom te la ñuy wax dina doon loo xamante ni lu tegginu la lu tegu ci yoon la te xëy na bu njëkk mënuñu ko woon ndax xëy na am na nooy waxee autorité la nga bëgg mën na faju mbaa bu fajuwul it sa xol mën na caa sedd te loolu boo ko xamul doo mën a dem sedd nag moo ñu jàppale ba loolu lépp ñu xam ko ba fi mu nekk ni autorité bu taxaw war nañu mën a wax ak yow wax la li ñu bëgg wax la ni ñu ko bëggee yow it nga wax ñu ca loo xamante ni moom nga ca mën a def ñii gërëm aussi le maire di ko gërëm bu baax ci appui bi ñuy def mais ci yombal mi ñu defal ci sunu kuréel gi ndax boobu ba léegi bi ñu commencé mairie bi suñu bëggee réunion fii la ñuy abal ñu fii réunion du ñu am benn gàllankoor du ñu am benn problème moom ci boppam aussi saa yu fi nekkee dafay teew ci réunion yi te suñu tardé réunion sax moom moo ñuy laaj ni ñu kañ la seen réunion bi ni ñu kon kilifa gu mel noonu boo ko amee mu nekk sa wet di la jàppale ci loolu je crois que ni bu jataay yu mel ni teewoo aussi war nga ko wax ba ñëpp xam ko donc vraiment ñoo ngi gërëm maire bu baax di gërëm SED bu baax
mais di gërëm aussi vraiment les journalistes là parce que ñoom aussi wax dëgg yàlla lépp loo xamante ni ñu ngi koy liggéey ñoom ñoo koy feeñal ñooy fexe aussi ba loolu siiw ba nit ñi xam ko ñoom it ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen taxawaay bu baax a baax mais di gërëm aussi kuréel gi nga xamante ni ñoom lañ nekkal di liggéey ñoom it guddeeg bëccëg saa suñu leen woowee ni leen réunion ñu war a dem defi benn contrôle citoyen wala ñu am war a dem loo xamante ni war nañ ko def ñu war caa dem ñoom it koo ci woo bu amoon soxla it dina bàyyi soxlaam boobu ñëw teew si donc loolu aussi je crois que ni nit bu koy def war nga ko gërëm war nga ko sant ci taxawaay yooyu kon ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp vraiment di sant bu baax encore sant jërëjëf